Bienvenue sur TIV Info. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. li ñu fi dajale mooy gannaaw bi nga xamante ni préfet def na benn CDD pour ñu waxtaanee tabaski bi naka lay tëddee ñu am décision yoo xamante ni dañ ko fa jël yoo xam ni dafa aju ci autorité maire wante nag mu seq ko ak éleveurs yi moo tax tey jii ñu tenir réunion bi commissaire Diop teew ci l'adjudant-major Pouy bu sapeur-pompier teew ci monsieur Diop chef du service départemental de l'élevage teew ci wante it ñu seq ko ak Omar Dia bi toogal fi la maison des éleveurs ak Amadou Sow ñi ñuy wax moom mooy secrétaire général Amadou mooy vice-président li ñuy wax Gallé Aynabe la maison des éleveurs Thierno ko sax waroon na fi teew waaye dafa am benn dysfonctionnement bu ci am ba ñu yaakaaroon ni moom niveau département la nekkoon mais moom it waroon na fi teew suñu collaborateur la mais surtout ak président bii di suñu wayjur abuka nga xam ne lépp lu ñuy def dañ koy séq ak ñoom ñu toog mu ànd ak ñeneen ñoo xamante ni ay éleveurs lañ ñu waxtaan xool naka la ñuy demee ci tabaski bi ku ne xam na ni Tivaouane am na chance u am benn daral bu mucc ayib boo xamante ni ñoom éleveurs yi nee nañ bu weesoo la ranch de Doli gisuñu ko feneen ci Sénégal Diop mi daf may wax toujours ni ñi jóge woon ay Gambeek ay Maleek ñeneen ci gàmmu gi bi ñu ñëwee dañu loolu gisuñu ko seen dëkk ñu tabax ko ci 16 hectares mu am commodité yépp yoo xam ne yàgg naa ko wax mën naa ci bañ a dellu si mais li desoon pour que conditions yépp réunir ci tabaski bi ñu mën fa di jaay guddi ak bëccëg mooy ñu dolli bu baax a baax éclairage public bi foofu am na ndox ndax am na eau courante bu SDE mais ba ñu amee forage tamit dañ ko defaat foofu parce que xam nañu fi ay jur di neen il faut ndox dafay am solo jamono yi may wax ak yéen ñi ngi doon lënkale abreuvoir yi maanaam fi jur gi di naane ak forage bi ñu dolliwaat fa ay projecteurs defuñu fa sax ay poteaux yu simple mais dañ fa def ay projecteurs yu leer nañ fukk ak ñaar yooyu sax xam naa ne yëgagu leen ko la même chose aussi la ñu def ci sëg ya pour que foofu leer nañ mu am sécurité ndax am na benn partie bu fa ne poste de police ba ñu ngi koy defaraat police dañ leen koy jox affecté leen ko définitivement ñu def ko benn poste de police boo xam dina am njariñ ci foiraay bi mais dina am njariñ même pour zone ba service vétérinaire am na fa local boo xam ne moo fa ne kon nag dara desatu fa am na ndox am na courant am na sécurité am na wér-gu-yaram ndaxte vétérinaire ba ma nga fa commodité yëpp ma nga fa am na fu nag yi di naane ñiy jaay am na ay mbaar yu ñuy noppalikoo am na couloir yi nga xam ne ñooy jënd ca la ñuy jaar nag yi am na côté bu ñu leen féetale bëy yi am na côté bu ñu leen féetale xar yi am na côté bu ñu leen féetale ñu ni nag foofu nga xam ne def nañ ci ay millions ay centaines de millions su ma fàttalikoo bi Aminata Mbengue Ndiaye nekk ministre de l'élevage lañ ko bindaat ni ko kat dañoo am problème pour yeggale ko ndax fonds yi li fi des matul mu jàppalee waat ñu 400 millions dugal ko ci ñu mottali ba fi mu toll nii am nañ daral boo xamante nii li si des rek mooy nit ñi occupé ko bi tabaski bi ñëwee nag ñu ni Tivaouane yàgg na am ay daral ku ne xam na ni daral bi nekk ci atelier Pape Birahim Fall ñun ñëpp xam nañ ko daral bi nekk SDE ñun ñëpp xam nañ ko ñu bari it ñi ngi def élevage bu jotee ku ne bâche sa buntu kër di fa jaay say xar bi ñu waxtaanee ñu ni nag mënuñu def investissement bu toll nii ba pare bàyyi loolu nag muy continuer jar rawatina ci jamonoy Covid bii nga xamante nii salte moom dañ ko war a éviter suñ demee bay bàyyi julli ni nañ ko suspendre xaar feebar bi pare kon ñun war nañ jël suñu responsabilité ba éviter fu xat fu mel ni dara lu Baye Birahim Fall wala fu xat fu mel ni SDE ay centaines de personnes di fa daje mais loolu bi ñu toogee xalaat ko ni xam ni xalaat bu rafet la it dañ ni yoon may nañu ñu jël arrêté rek jox police ni ko na ko appliqué mais suñu xalaat li ñu waxoon mooy ñii nga xam ne lu ñuy def dañuy collaborer ak ñoom toujours ñi jàppale suñu ay décision nañ leen toog waxtaan ak ñoom mais li ma leen mën a wax lu tax ma ne alhamdulilahi rabbil alamin lay tàmbalee mooy d'accord nañu ñun ñëpp que ni à partir de samedi prochain
tey jii ñi ngi nekk le mardi 14 donc samedi 18 bu ñu xëyee képp kuy jaay xar ña ngi lay xaar foofu maanaam diggante bi la ñu war a commencer di dem mais samedi moom police dina jóg commencer def liggéeyam pour xool même coggal yi wër ci dëkk bi dañ koy tere ku am sa xar da nga koy yóbbu président dafa jël acte ni kenn du fay benn taxe ñun amoon nañ possibilité ni ndox ma kat ku fa dugg fay nangam mais ñun fekk si nañ président ci politique am mooy ku fa dugg di nga fa dugg jaay wëgg say jur te doo fay dërëm ba tabaski bi passé su passé nag tabaski bi daral bi day continuer ni ñu ko teree ci jamonoy tabaski bi su tabaski bi passé moom lañ koy gën a tere ndax dañu bëgg atelier Pape Birahim Fall ak SDE nga xam ne nit ñi yàgg nañu bind ay plainte indil ñu ko suñu dégagé daral bi à partir de dimanche ñu gradé ko ba mu set sotti fa suuf su set wecc mu nekk foo xam nit ñi dinañ ko mën di fréquenter lii ñu am nag amul fenn moo tax ñu bëgg ko optimiser ko mooy duñ ko def rek pour tabaski bi wala tabaski bi passé xar yi di fa nekk rek nañ fa daan nekk ku ne xam na ni éleveur fi muy gën di jaayee mooy ci luuma yi li ñu wër yëpp nag am na ay luuma lundi mardi mercredi sax am na mais sagata la sori na am na mercredi am na jeudi am na vendredi am na ba samedi Touba Toul ñoom décidé woon nañu pour lancer fi benn luuma le 3 juin bii passé ministre bi waroon a ñëw inauguré foiraay bi inauguré forage bi lancé waale luuma bi far feebar bi ñëw mais décidé nañ ñoom tey jii àllarbay suba bi nekk le 15 bi ci tegu nekk le 22 ñu lancé waale luuma Tiwaawan boo xam ne day tàmbale àllarba bi dootul dakkati incha allah buñ ci yàlla dimbalee kon ci gàttal lii mooy li nga xamante nii mën naa leen ko yebbil ci li ñu waxtaane mais li ñuy sante yàlla mooy waxtaan bi defe naa ni déggoo à 100% moo ci am seen préoccupation rek mooy mu bañ a am parparloo que ñu yamale maire di Diagne Sy Mbengue ak abu bii képp kuy jaay xar rek ñu xam ne benn point la ñuy jaay xar muy daral ba ànd nañ ci ak ñoom dinañ ko communiquer nit ñi le 15 la ñu waxoon muy suba mais comme tey la ñu tënk loolu d'accord ci dañ leen di mayaat ba samedi fii ak samedi képp ku yor xar nga mën a jël say disposition dem foofu nga xam ne yaatu na yaatu boo xam ne li ñuy bañ ci nit ñi dajaloo muy nekk risque su ñoom je pense que bu ñu demee ci foiraay ba loolu dootu fa nekk kon loolu rek moo doon li ñu dajale di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla yombal xar yi ku nekk yal na la yàlla may ñëgu xar ñaan yàlla it suñu luuma boobu nga xamante ni ñi ngi koy tàmbali mercredi mu dem ba weesu luuma yi nga xam ne yëpp ñu ngi koy dégg si Tivaouane xëy na sax lépp mënaguñ ko waxagum mais ni ñu ko gisee ñun dañu wax ni daral boobu dañoo bëgg mu doon un ëpp par rapport à l'élevage ni ma waxoon jamono ni leen dañu bëgg bu gàmmu jotetee kuy jëndal sa sëriñ doo dem jënd ko def ko ci oto jële ko Dakar wala jële ko Daara indi ko mais da nga koy jëndee fii ci Tivaouane loolu mooy suñu objectif te bari na tey doomu Tivaouane yoo xam ne ñi ngi yëngu si élevage di ci tedd ñu fas yéene jël nag ñun loolu def ko suñu mbir ñun waa mairie di leen accompagner ba lépp loo xamante ni nii luy juddu nekk njariñ ci loolu li ci ëpp it delluwaat ci doomi Tivaouane ndaxte am nañu volonté bi am nañu courage bi li des rek mooy ñu organiser leen mais tey jii am nañ occasion nag boo xamante nii pour organiser les éleveurs defe naa si ñun la gën a yombe ndax toutes les conditions sont réunies ñu remercier bu baax inspecteur Diop bi nga xam ne ñuy jàppale bu baax a baax ci lépp loo xamante nii ñu ngi koy def remercier la police la gendarmerie les sapeurs pompiers mais remercier surtout les éleveurs muy gàlle ay muy la maison des éleveurs comme ni ma ko waxee Omar Dia nekk secrétaire général bi Amadou Sow nekk premier vice président teewal leen fi Abou bi nekk président daral bi ak yi nga xam ne yëpp ànd na ak ñoom di ñaan yàlla tabaski bi yàlla nañu yàlla defal tabaski bu ñu mus a dund rek yàlla na bii dàq ci ñun te liñ ci am ci objectif mu nekk njariñu Tivaouane yàlla na ko ñëpp gis dañu bokk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bon di remercier monsieur le maire moom mi ñu dalal fii tey et wax ji xam naa du gudd ñun moom li ñuy concerné rek surtout mooy sur le plan de la sécurité comme ni ko monsieur le maire waxee mënoon na jël arrêté bi suba ñu exécuter ko suba parce que ñun loolu mooy suñu mission aussi mais comme dans le cadre du dialogue dafa am solo waxtaan ba trouver li terrain d'entente bi ñun li si des xam naa moom après dina il va retenir dina jël arrêté bi bu jëlee arrêté bi ñun on va exécuter ça bon di dalal xelu tamit ñi war a dem fële si fora bi
dinañ fa def ay éléments mu am dispositif fixe ba nga xamante ni lépp luy kaaraange foofu jëm ci daral bi ñoom dinañ ko saytu et puis di defaale patrouille ci alentours yi on a suffisamment d'éléments pour ça yu ko mën a def bon le reste je pense que exécution moom moo ci des ñun bu jotee dinañ ko def parce que ñun loolu mooy suñu rôle foog ngeen xam ni police tamit du noonu parce que si bu ñu jëlee décision bi ñun on va exécuter ça waaw pour rek ñu bañ a am réeroo ci loolu waaw je pense que le reste dinañ ci waxtaan ak monsieur le maire pour xool les modalités d'exécution vraiment de l'arrêté loolu laa amoon lu ma ciy wax di leen remercier yéen ñëpp. merci beaucoup. jërul guddal parce que li ci ëpp monsieur le maire bu ñu jëlee kàddu wax na ko xanaa peut-être ñun côté bi ñu waxee rek mooy côté civil ci côté taxawaayu élevage ni mu war a demee quoi ci biir forage bi comme ni ko monsieur le maire waxee bon forage bi boo xam ne bii c'est à coût donc de centaines de millions bu ñu ko defalee xam ne bii même au niveau de la sous-région képp ku fi ñëw xam ni d'accord ci ni lii moom benn la fi kon yaakaar naa bu ñu la ko joxee da nga ko war a mën a jël téye ko ak say loxo ba noppi def la tax nga xam ne bii moo tax jox la ko. kon gannaaw boog bi nga xam ne la pare ñun suñu taxawaay bi rek mooy foofu am na logement vétérinaire boo xam ne bii tey jii bu ñu démarré incha allah on va affecter là-bas un vétérinaire donc mu leen di jàppale ko ci suivi santé animale bi ak également encadrement technique bi nga xam ne bii moom na ko def. donc côté boobu moom bu leen ci am benn lu nga xam ne bii moom lu ñu kii quoi lu ngeen di si mbay mel noonu donc immédiatement incha allah nañ taxaw baax a baax donc loolu daal vraiment daal loolu daal lañ ci yokku di ñaan yàlla wax dëgg yàlla yóbbu ci jàmm te xam ni bon lii moom vraiment c'est une chance parce que man j'ai ouvert les abattoirs de Touba nga xam ne bii en Afrique benn la fi ñëw Tivaouane tamit tijji foiraay Tivaouane nga xam ne benn la fi en Afrique donc vraiment loolu chance la donc waaye nag ñu ngi ko sant suñu borom di wax daal ñun moom suñu teewaay population yi la bon éleveurs yi ak jur gi ñoo tax ñëw fi donc ñoom tant que ñu ngi ñu soxla ñoonu amuñu samedi amuñu dimanche amuñu suba amuñu ngoon tant que daal mi ngi tegu ci yoon daal donc nous sommes prêts donc à vous accompagner inchallah donc représenter donc monsieur le ministre de l'élevage et de production animale bépp taxawaay boo xam ne bi service élevage war na ko def rek inchallah dañ ko def donc ñu ngi leen remercier bu baax a baax a baax. wax ci turu jula yépp nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Tivaouane dëkk ci département Tivaouane yépp dëkk ci Sénégal tout le Sénégal képp kuy jula maa ngi wax ci sa tur ndax bëgg naa jula bu ne am walla ci Tivaouane di gërëm monsieur le maire di ko sant di ko ñaanal yal na ko yàlla dolli kéewal li ci des man maa ngi woote képp koo xam ne kii da ngay jaay xar ngay jógee Mauritanie wala Mali wala Burkina Faso wala Sierra Leone na nga ñëw Tivaouane daral ba yaatu na am na sécurité am na courant am na ndox am na police am na lépp dara manquéwul may ñaan jigéen ñi nga xam ne ñi dañuy liggéey di togg ay restaurant di jaay café di def lépp ñoom ñépp koo xam ne kii mën nga liggéey ñëwal daral Tivaouane may ñaan monsieur le maire su fekkente ne nii ñuy def ñuy ubbi luuma bi ñuy ñaan képp koo xam ne kii da ngay jaay dugub wala ñebbe wala gerte wala xar wala béy wala ganaar wala fas wala mbaam alarba na nga ñëw Tivaouane wala kuy jaay ndemu jógee Ndakaaru ñu jógee Gambie ñu jógee fu ne kuy jaay ndemu wi lu mu rafet rafet ñëwal Tivaouane ndax lu mu nga xam ne li mën nga am Pekes am ko Celimak am ko Ngaay li nga mën nga am Tivaouane mu ngi ko ëpp doole képp ku koy jaay njàlla na ñëw maa ngi lay ñaan nga ñëw Tivaouane nga ndax Tivaouane dëkk bu sell la loo fi jaay mu barkeel ñoom ñëpp nañ ñëw li ci des may ñaan sama mbokk éleveurs yi lii nag yombul décision bu mag la comportement bu mag la nanu àndandoo bokk jom bokk Pastef bañ a réeroo beneen bi ci des mooy Umar wax na ko sànq man dama koy déggal ci gàmm gi fii lañ toogoon def réunion keroog maire mu ngi toog ma ne leen man dama am miir ma ne Thierno yaa ngi ni da nga am miir nun ñoo yàq ndax bu ñëwee nga nekk nag yii nagu sëriñ bi man su ma ñëwee ma ne nag yii nagu lébu yëla waa kër gara seni Dakar ku ñëw mu ne abuka jaayam loolu du jëm kër nanu àndandoo dem dara
jaay fa suñuy nag effectivement ba gàmmu ñëwee am na ñu bëri ñoo xam ne ñi dañuy toog jaay seen miir du ma wax diw mais ñu bëri te beneen bi ci des mooy bu tabaski ñëwee opérateur tabaski ña nga xam dañuy jaay xar dañu bëri courtier yaa ngi def opération ñeneen i kilifa ñoo xam ne ñeme mu tudd seen tur ñu ngi def opération jël ay xale yu pël pousse leen jox leen finance leen xaalis bu bëri ñu dem jëndi ay xar boo leen laalee tey rek boo laalee xale yu pël yooyu rek nga gis li wala fi wax xaleel naar lu mu wax ci gànnaaw tilis bi ci biir tilis bi la ko dégg tey man gis naa ko dama bëgg nag ñooñu nañu yema ak li nga maire li monsieur le maire wax nañ ko yemale nañu yemale monsieur le maire ak avocat ñëpp nañ dem dara may ñaan policiers yi comme monsieur le commissaire su nekkee ne bésu bii am na du alarba rek du luuma rek bés bi daral bés bu nekk daral ñun foofu la ñu féete na police ñëw ndax li amoon Njaasaan ren bañ a am ci ñun jaay ba pare ñu fekk la nga tëdd sor la nangu say million loolu nekkul amoon na daaw Tuuba Tuul am na ren Njaasaan dama bëgg nag policiers yi taxaw sécurité bi yeneen li ci des mooy suñu mënee am foofu beneen bi itam ñaari aspect ñu nekk ci biir daral ba itam ne du yàq dara ndax ñoom mën nañ collaborer ak police mën nañ collaborer ak gendarmerie loolu mën na nekk